monde impitoyable de la haute couture. Maria Gianni est toujours la meilleure. Va te faire voir. Elle exige la perfection sur son podium. Belle, c'est pour les top modèles, ce qui est loin d'être son cas. Et ce qu'elle fait dans les coulisses est tout sauf joli. Ça devient de plus en plus chaud. Espèce de salaud! Il peut le faire en espagnol et en anglais. Arrêtez de me suivre comme un petit chien. Que faites-vous ici? Oh, vieille truie! Tu ne me fais pas peur, grand-mère. Elle est vraiment bonne à rien. Vous êtes vraiment une belle garce, vous le savez, ça? Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. jàngeen jëf ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV 19h jot na xabaaru marax yi la ca gën a fees bokk na ca ni mbirum Karim Wade Khalifa Sall yëngal réew mi kàddu président Macky Sall tax na askan wi seen kàddu jëm ci wàllu grimel le président Macky Sall wax mooy man leen daal di amnistier maa ngi ko xamle ca benn télé bu nekk bitim réew daañ ci diglu kàddu ko askanu Sénégal ñeneen ci ñoom ci biir xabaar yi dañ ca bokk nux ca port autonome bu Ndakaaru yokkuteem tarif bi moo metti waaye tam yëngal ñi nga xam ñooy commerçant yi moo tax sax ñii di waa chambre de commerce bu Dakar xëy nan daal di nëxal liggéey ba ndax nañu daal dañoo bëgg a nangu bascule bi ci ñoom ca loolu xel mënu ko nangu dañu ci ñëw ci biir xabaar dam gën a yaatoo dana ca bokk liberté 6 xet gu ubale xasaw xunn ànd ak ndox yi ba nuy ball moo fay jolli ay fan boobaak léegi askano fëgg seen dënn buur ni kat jot na mbir mi am ndimbal ndax yàgg na tar na ci ay wopp moo cay juddoo daañu ci ñëw ci biir xabaar itam dana ca bokk beneen xibaar bu ñuy jukkim dañu dem ca Tivaouane ngeen xam quartier bi nga xam si moo di Kulli Nginjaan quartier googee di ab quartier bu am cosaan ca Tivaouane googulem ko da Njaay moo ñuy xamleek moom niskis faram fàcce xibaar yi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah gërëm leen ci ànd beeg ñun ci seen télévision DTV bi tàmbalee xibaaru ba fii teewloo xabaaru marax yi ñuy tàmbali xibaar yi jëm ci lu soxal ndax xam Sénégal am na li ñu wooyee séparation des pouvoirs maanaam moom sa bopp gi war a am kenn ku ne xam fa mu war a yem diggante exécutif bi ak li nga xam si mooy législature waaye tam justice lu ñu mel jaaxal da cee am ndax ginnaaw kàddu yi président Macky Sall mi taxaw mel ni moom mooy yoon di wax naan Khalifa Sall ak Karim Wade dinaa leen mën a amnistier am loxo ma nga ci biir waaye mu gis ni Karim ci boppam daal li mu ameel Sénégal bu ñëwee dina ko fay mbaa mu dem kasom li lépp tax na coow li bari lool Adjara Ndiaye def ci gëstu bu xóot reportage. waxu président Sall ci mbirum Karim Wade bi nag ñi nga xam ne ñoo di Sénégalais yi rafetuñu ko dara pour ñoom nag njiitum réew mi dafa war a rek sàmm xajaloo pouvoir yi ci réew mi. Quelle raison un chef d'État yow ak say prérogative ak li ñu la sant constitution bi déterminé ko nga am franchise maanaam am foo war a yem justice bi am lu ko war am fu mu war a yem chef d'État bi du juge du magistrat attewul nit ñi il ne lui appartient pas di xool benn sénégalais naan que boo dugg see ci réew mi dañu lay denc. jàpp naa ne justice ñoo si waroon yëy yàbbi parce que dafa am pouvoir judiciaire ak pouvoir législatif exécutif exécutif kon boog loolu côté boobu moom juste ñoo si waroon yëy yàbbi. Sénégalais bi nag moom daal di rek ànd ak li président de la république daal di wax pour moom Karim Wade dafa war a jàmmarlu ak justice bi. Madior Fall wax na ne su ñëwee dinañ ko topp am na droit ñëw Sénégal mais bu ñëwee dinañ ko topp dafa war a jànn ak justice bi justice sénégalais bi parce que loolu moo fi moom mooy yoon ku def loo xam ne warul nga jàkkaarloo justice bi.
Abdou ak Doudou ñoom jàpp ni ki nga xam ni moo di njiitum réew mi warul di wax ci mbirum réew mi ci seenu bitim réew yi. rafetlu ma sax mu dem ci bitim réew di fa wax waxi Karim Wade te ñu am suñu presse bi nekk fii mu war fay wax def wax ko fii waaw bu loolu weesoo nag Karim am na droit ñibbi citoyen la comme ñëpp. di dem ba bitim réew ñun ñooñu dañuy sunu ay kilifa ñooñu moomuñ ñu buumu jaam gi xoolal li fi jógee sax jéem na ko jéem a dagg mais yëbbal gu metti gii ñëw loo boo waree tisooli sax dem nga tisoolee ko ci say kanami kilifa mais ñooñu quand même moomu ñu lu ñuy wax nañ ko wax fii ci suñu biir ñi ci war a tontu ci lu ñu fi war a régler ñu régler que c'est une affaire interne. interview France 24 bi président Sall amal nag tax na ñu bari di am jiixi jaaxa ci xaajale pouvoir yi fii ci Sénégal bu ñu sukkandikoo ci ñu dekk suñu micro même bu fekkee ne ñenn ñi jàpp nañ ni ki nga xam ni moo di Karim Wade dafa war a ñëwaat ci réew mi te duñ ko toppee dara ñeneen ñi ñoom jàpp ni moom mili dafa war a rek leeral sénégalais yi. jaajëf Adjara Ndiaye xibaar yi wéy ak mbirum yoon ci biir réew mi dégg ngeen kàddu président Macky Sall da ngeen cay dégg amnistie wala ngeen dégg ci sax lu mel ni ki grâce waaye ñoom ñaar bokkuñu ana ci yan jamono la grâce di ñëwee wala yan jamono la ñuy war a waxe mbirum amnistie am na ay kàddu yu ci jib ci reportage Chantal Badji. ginnaaw ay daan yi ñu mën a tekk ñi nga xam ni dañoo jàmmarloo ak yoon ñoom ñi lee léeg-léeg ñu mën a am ay faveur yoo xam ni yoon da ko teg mu mën a tax ñu baal leen seeni peine amnistie ak grâce di ñaari mbir yu ñu war a moytoo di jaawale yile mécanisme bu droit pénal wute nañu ci seeni effet. amnistie day effacer lépp c'est comme si da nga nekk koo xamante ne mosoo def infraction mu nekk délit wala mu nekk crime alors que beneen bi toujours su dee dañ la sanctionné sa biir casier judiciaire toujours dañu koy bind. su dee da nga rey nit dañuy bind ni da nga rey nit su dee dañ la condamné woon également dañu koy bind. grâce présidentielle mën na tukkee ci dogalu chef de l'État waaye itam dinañ ko teg ci ay critères yu leer. soo nekkee koo xamante ne nekkoon biir prison am comportement bu am solo comportement bu baax yooyu day faciliter yow nga mën a bénéficier grâce présidentielle mais également yow en tant que détenu dans ce cadre daal di bind. joxe sa supérieur hiérarchique pour que ñu mën kaa jotali président de la République. ci wàllu amnistie nag nekk na acte législatif ndax mbir la moo xam ni pencum ndaw réew mi ñoo koy wote. ça relève de la volonté politique volonté étatique ñu jël décision daal di voter loi parce que président de la République mën a introduire donc un projet de loi pour ñu dem daal di si biiru hémicycle je veux dire parlement. député daal di voté pour désormais ñëpp ñoo xamante ne jot nañu dugg ci boobu infraction de près ou de loin ñu daal di leen jéggal. amnistie mën a tax ba ñu annuler bépp sanction pénale bu ñu tegoon ci ndoddu détenu bi waaye lii di grâce dina supprimer wala sax mu wàññi diir bi nga xam ni moom la détenu bi waroon tëdd kaso waaye du annuler benn yoon daan yi nga xam ni moom la ñu teg ci tooñ. jaajëf Chantal Badji doon ñu xamleek mbirum grâce ak amnistie la nuroo ak la ñu wuute xibaar yi wéy ci beneen mbir dugg ci wàllum politique ministre bi ñu dénk infrastructure di Abdoulaye Daouda Diallo ma nga woon ca Ndar foofee waxtaan ak ay militant doon tam fexe matal lan bëggoon a am ci mbirum parrainage bi la ñu wax mooy daanaka lan bëggoon dem nañ sax ba romb ko lan bëgg mooy président Macky Sall amul deuxième mandat bu ñu yeggee élection présidentielle 2019 ñu xus Ndar ànd fa correspondance su Gabi Diagne. fii tey jii ci commune bu Ross Béthio département bu Dagana nag ñoom ñëpp bokk nañu benn laxasaay daal di jóg nag ni fi mu nekk nii dañuy ànd nekk benn ngir fexe daal ba li nga xamee ni mooy ndam di ci atum 2019 daañu ko jox président Macky Sall. dañuy additionné duñu soustraire moo tax Bécaye Diop plus Mansour Ndiaye plus Fally Seck mon frère mon ami Mansour Ndiaye ak la ma liggéey. jamono ji ñuy wax ak yéen nag ci wàllu parrainage bi daanaka téeméer boo jël fii ci biir département bu Dagana daanaka la ñuy wut toll nañu ci juróom fukk yu teg juróom ñaar kii nag di Abdoulaye Daouda Diallo moom si wàllu boppam ni loolu baax na naam nag waaye war a gën a góorgóorlu. góorgóorlu ngeen bu baax a baax nag am na ay maire yi ay commune yi nga xam ne dañu leen naw si loolu
waaye ba léegi liggéey bi des na ñun daanaka Podor ñoo ngi bëgg pare te yéen xaw ngeen dépassé xaaj bi tuuti ne foo ngeen tëllugum donc liggéey bi des na gars yi il faut ngeen góorlu si bu baax a baax loolu tax na gars yi Dagana ak Saint-Louis benn la ñun ñëpp ay mbokk lañu fépp fu ñu xam ne nit war na ko mun pare ne na dem def ko ni ko Ndeye Wele waxee léegi loolu si ñu ko defee rek te le président de la République dal lépp li nga xam ne war nañu ko mun def ñu taxaw ànd def ko. yàggatul nag ñu war fee mën a dalal fan yii ñu jëm kii di président de la République Macky Sall ngir nag ñu fexe ba yenn ci ay yoon yu nga xamee ni dafa nekk fii ci Ross Béthio ak pom bi nga xamee ni moom mooy pomu Rosso Sénégal ñu war leen mën a door ngir liggéey leen ngir dem beeg dikk bi war a mën a nekk lu mucc ayib. muy yoonu bi nga xam ne dafa jógee Ross Béthio jaar Ronk dem ba génne Jaawa wax naa leen ko président de la République joxe na si ndigal xam ngeen ne incha allahu rabbi pom dina am entre Ross Béthio Ross Sénégal ak Ross Mauritanie mais balaa pom bi di commencer président de la République moo ñu jox ndigal maanaam boucle boobu ñu réaliser ko lu taxoon rek affaire bi commencé wuloon moo di nawet bi la woon yàlla dimbali na nawet bi jàll na si fan yu néew incha allah avant président ñëw di fi def visite dinañu tabar yéen boobu. am nañu tamit kooku mon frère Bekay moo ko wax ñu d'accord si ñun ñëpp muy fukki kilomètre ak benn piste bi nga xam ne day jaar Wadabe Nawa Yotoro Naw ha Ndatu. kii nag di meeru dëkk bi di Bekay Diop moom si wàllu boppam fesal benn xibaar ni ñetti fan ci weer wii ñu jëm di weeru décembre commune am dana ànd ak comité de santé bu Ross Béthio ñu daal di recruter benn médecin bu nga xamee ni dana dolli jàppandal gi ci wàllu faj mi ci biir kër docteur fii ci Ross Béthio. xibaar yi wëy ba tey ci mbirum politique ñi nga xam mooy kuréel gi ëmb élèves étudiants républicains ñu koy tënk ci maire amal na ndaje mu yaatu seen biir wax nañ ci réewum Sénégal tolluwaay bi mbirum njàng mi étudiants yi orienté ci privé ak coolo ca topp jamono ji tembe loolu lépp la ñu waxtaanee ban doon tabb seen njiit lu yees ci teewaayu soxna Aïda Mbène Niass reportage. Diagne moo di ki ñu tabb ngir mu doon coordonnateur bu mouvement élèves étudiants républicains yi. moom mi fi doonoon njiital amical bu FASEC dafa taxaw temb ngir rek daal di élire seen candidat Macky Sall ci kaw mu am 90% des primo-votants. maire national département boo dem am na structure maire national tey dans les écoles privées tey je peux dire la fédération des étudiants du privé tey aujourd'hui ñoom itam ñu ngi ci frange maire national donc am nañu ay leviers yoo xam ne am nañ foo xam ne mën nañ cee sukkandiku pour que au moins vulgariser les réalisations du président dans le secteur de l'enseignement supérieur mais aussi mën nañ faa sukkandiku aussi pour reconquérir le maximum de voix pour permettre au président de la République d'avoir un second mandat dès le premier tour le soir du 24 février 2019. coordonnateur bu yees bile bokk na ci ay objectif am mooy fépp fu mu jaar mu daal di fësal effort ak réalisation njiitu réew mi. et déjà présent dans les jours à venir dinañ lancer suñu programme d'activité boo xam ne dans l'étendue du territoire national lay doon dinañ def ay tournées installer aussi des unités mobiles de communication pour permettre aux étudiants ak élèves yi di échanger par rapport ak réalisation président yi après foofu dinañ xam importance su réalisation yi. li jëm ci affaire Fallou Sène étudiants républicains yi ñoom liñ ca xalaat rek mooy ñu bàyyi justice mu def liggéey ba ca wax. am nekk na loo xam ne aussi rafetlu wuñ ko et ñu ngi ñaan aussi lu mel noonu bañ a amati ci université yi mais le reste nag justice bi la justice est libre la justice est autonome de faire son travail maintenant bàyyiñ ko nañ ko bàyyi mu def liggéeyam parce que je pense que aujourd'hui le cas de Bassirou Faye noonu la demewoon justice a été faite. donc aujourd'hui le cas de Fallou Sène aussi justice sera faite. bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Diagne étudiants yi ñu orienté woon ci école privée yi daañu dellu bu yàggul dara ci amphithéâtre yi ndax lu toll ci 7 milliards
état bi fas yéene na koo daal di jagleel directeur école yi ngir wàññi boobu le bor ginnaaw lu ni mel itam daañu organiser ay ndaje diggante ministère de l'enseignement supérieur borom école privée yi ak ministère de l'économie des finances et du plan. jaajëf soxna Aïda Mbène Niass xibaar yi wéy ci benn mbir tey jii fàttaliku am na fàttaliku kàngam gu mag ci biir Sénégal muy président Lamine Gueye juróom fukki at boobaak léegi mu génn àdduna ñu xam ni kat moom lañ fi bàyyi ak li mu fi jëf wër ñu koo bàyyi muy naax saay kon nañ ko toppatoo moo tax am na benn association bu taxaw ngir fàttaliku moom président Lamine Gueye moomulee ndaje ma ci wate woon yaatu woon lool ba noppee kàddu jub na kenn ci ñoom ñu ngi ko duppee Omar Ba dénk na kàddu suñu reporter. ñëw di waxtaan du man ay scientifique lañu déjà yoo xam ne bind nañu ay thèse ci Lamine Gueye bi gëstu nañu ci Lamine Gueye comme japonaise bi mu leen wax et cetera intéressé na Afrique intéressé na leen parce que ñun dañu ni Lamine Gueye du Lamine Gueye Dakar du Lamine Gueye Sénégal Lamine Gueye Afrique lépp moo tax ñu tuddee que itinéraire africain maanaam jaar-jaaru Lamine Gueye ci biir continent bi. parce que ni ma ko waxee ku mel na Mohamed V daf ko défendre na tirailleurs yi lu nekk def na ko fu nit ñi fu leen brimer fu leen nasaxale kii rek moom dem na fa xeex kooku nag il faut que Sénégal ñu xam ko mais il fallait aussi que tout le monde xam ko waaw te vraiment je crois que colloque bi suñ si jógee dinañu génn ay livres yoo xam ni kenn du si mënu si changer benn virgule parce que day nekk livres yoo xam ne ay borom xam-xam ñoo ko bind. mu doon association bi ëmb ay scientifique doon càmbar ak fàttaliku li fi président Lamine Gueye bàyyi xibaar yi wooy jamono wooy fekk na nux amoon ca poorum Ndakaaru ba lu ko indi mooy waa chambre de commerce ñoo xëy nagamal dem bi ak dikk bi ndax ne ñu ko dafa am cër bu leen joxoon ban ubbee poorum Ndakaaru ak léegi muy jox leen lépp luy pont bascule bi dañoo xëy nang ko ci ñoom lii la seen xol mënta muñ tax ñu xëy yëngu-yëngal ndaje ma ci wate woon yaatu woon lool man su soo fekkee woon na ko reportage. au 6 7 ak 8 bu port autonome bu Ndakaaru fii nag moom fii la ñu amale lépp lu jëm ci wàllu pesage maanaam natt bi ñuy natt camion wala sax wata yi génne ci biir port bile loolu nag ab décret présidentiel moo ko jagleel chambre de commerce d'industrie et d'agriculture yi lay mu doon lu yàgg loo xamante ni tey jii am na ñoo xamante ni jóg nañu jaar rek ciw ñàll wàccoowul ak yoon. entreprise bi ñu naan TVS. Une entreprise privée, bon, ici anciennement peut-être des intérêts français, mais maintenant récupéré. Bon, maintenant c'est contrôlé par le groupe belge CMS. Ils sont levés un bon jour, nous avons fait un pesage, c'est un propre pont. Alors que pesage public, le décret est chambre de commerce. Chambre de commerce, nous avons droit à pesage dans l'espace portuaire. L'État a depuis la création port. Ku bugg a génn port da ngay jaar sur nos ponts parce que chambre de commerce dañuy dem des agents qui ont prêté serment des agents assermentés le secteur privé chambre de commerce la ñuy nekk ñun neutralité rek la ñuy assuré pesage bi ñuy def fii de monde entier boo ko tegee loolu mooy valable. Béy di añ tur woowule la ñu bàyyi kooku nag moo jiite kuréel gi di CNP di conseil national du patronat jàpp nañ ni tey ji nag moo nekk ci ginnaaw entreprise bi li entreprise bi taxaw temm sax ni tey jii du jaar fii ci pont bascule bi lii. Béy di añ parce que ñoom ñoo jël TVS actuellement muy grand actionnaire Béy di añ mooy le principal actionnaire donc ñoom ñoo nekk ci gannaaw on peut pas comprendre TVS auparavant ñi dañu doon jaar des Sénégalais ñi ñëw jël ko ñoom bëgguñu jaar ci ñun def lu yoon wax loolu mënu lekk. situation bi li mën naa ñàkkloo alal ju bare bari rek chambre de commerce d'industrie et d'agriculture yi lay waaye tamit ak nguuruk Sénégal. chambre de commerce dañ koy répercuter ci clients yooyu ñoom ñu dugal seen poche loolu mooy problème bi te ñoom li ñuy peese ni moomuñu ko Sococim moo indi marchandise am Ciment du Sahel moo indi marchandise am yow transport kese nga def. yoon nag moo jàpp rek ni certificat yi nga xamante ni nag lu jëm ci wàllum pesage du poids public yi chambre de commerce d'industrie et d'agriculture yi lay
moom rek moo mën a may yoon képp koo xam ne da ngay génne ci port bi lay marchandise mi nga yor mu wàccoog yoon ci xibaar yi ñu ci mujjee am nag mu mel ni lépp delluwaat na ci yoon gannaaw ay waxtaan. jaajëf Mouhamadou Mansour Sow xibaar yi wëy bu fekkee nux ca port bu Ndakaarum xol bu jeex ci Liberté 6 moom moo fa am ndax ñu fay yeewoo ndox yuy ballum di ñëwaat ci seen i kër yàq seen aw nekkin xet ga na xale lool moo fay jolli ay fan boobaak léegi nag jot na mbir mi am ndimbal ndax seen xol jeex na lool ci nag dafa mel ni dañ leen a bëgg a seetaan li moo tax seen kàddu jib na ci reportage soxna Adama bi tey. ndox bu ànd ak xet gu bon la ñenn ñi dëkkaale fii ci Liberté 6 bile situation nag doon lu ñuy dund lu ëpp ñeent fukki at li ni mel nag ñi fa dëkk di ko ñaawlu. fii naka jekk nii la mat na ñeent fukki at ak nii lii rek lañu si lii la ñu dundee ba tey defuñu fi dara ñoo daan ko di sa ñun waa koñ bi ma ñii di joxe xaalis ñu oto bi ñëw ñu di ko fay sama borom kër daanaka da ba léegi gaañu dafa jëloon sax seen numéro téléphone. nii la ñu nekkee buñ ko defaratee balaa weer a deeti mu commencé waat. mu doon ab nekkin bu métti li ko waral di ab fosse septique bu toj ña fa dëkk nag di wax ni sonn nañu ndax ay feebar dafay dal ci seen kaw ak it ci seen njaboot. nelawatuñu guddi nelawatuñu bëccëg yooyaa nga nuy bëgg a rey sunu doom yi mu jàngee école du la xam fu nuy aw ndox mi daal ñun xëy na lu rek fii toj buntu kër kii la toje waaw. nee na nag fii ba fële ko poto lamp ba dafa am défaut. ay kàddu mer ak xol bu jeex la ñu yëkkati jëmale ko ci seenub mer nee nañu kat dalee na seetaan. te ma yaakaar ne nag sant ñi war naa wax ci lii ndax gannaaw mooy meeru Liberté 6 te Liberté 6 am nañu ñaari weer ci lii man yegg naa ba 3e étage ca ONAS ndax jaaxle. fii bu fekkoon ne maire bi da ko doon toppatoo ba léegi kenn waxatul ay xam ndox taawatu fi maire bi gis ñu ko maire Liberté at mi jot nag ba bii passé watal nañ ko gis ñu fi dara. ñoom nag di metti lu jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy jànkonteel te it di woo ñi nga xamante ni ñooy autorité yi dëkk foofee ca Liberté 6 ngir ñu jàppale leen ba nga xamante ni ndox moomee dina fi jóge. jaajëf Aïda Mbène Niass xibaar yi wëy ci beneen mbir mi ngi soxal mbirum xarfal bi ni xarfal njagamaar yi mi ngi wëjal la mbir réewum Sénégal daanaka yenn gox yi nag la gën a fese moo tax journaliste yi lan dugal ci biir nga ñu mën a xeex bi ci wàllum communication wàllum sensibilisation lañ ci waxtaane moo tax waxtaan jot na am ca diwaanu Mbuur Mamadou Diop fekkee woon na ko correspondance. ci bët gànnaar ak bët saalumu réew mi foofu lañ gën a nemmeeku ne jongalu jigéen ñi foofu moo ngi fay am doole ba léegi. loolu kat di am gannaaw ba nga xam ne ñu bëree bëri wax nañu ci te ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def ba léegi dañ ciy dëgër bopp. tey jii si li nga xam moom la gëstu yi wane mooy si région nord bi muy nord bi nag ñaari wàll la muy région Saint-Louis avec surtout zone Podor ak aussi région Matam boo ko xoolee foofu tey si xale yi nga xam ne amaguñu fukki at ak juróom mën nañu wax ne boo ko xoolee téeméer boo jël juróom fukk yi daanaka ñoom ñu ngi am ay jafe-jafe ci wàllu li nga xam ne aussi mooy aada boobu defal nañ leen ko soo jëlee sud bi muy donc ñetti région yi nga xam ne mooy région Casamance muy aussi région yi nga xam ne mooy Sénégal oriental muy jëm ci Tamba Kédougou yooyu aussi gis nañ ne boo xoolee lu tolloog ñaar fukk ak juróom ci téeméer bu ne ci xale yi aussi daanaka yegg na fa ci ñu def leen ko. ngir nag fexe ba nit ñooñu dootuñu jongalati jigéen ñi am na nag ay pexe yu bees yoo xam ne ñoo ngi koy taxawal ci yooyu bokk na ci ñu impliqué bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy journalistes yi nekk ci rajo communautaire yi ak correspondant de presse yi ñuy gën di def ay émission maanaam da ci gën a wax ñooñu kat ñoo ngi woon ci benn tàggatu fi ci Saly Portudal. waaw ñun suñu liggéey mooy informer d'abord population bi ci MGF yi nga xam ne ni vraiment ñi ngi lor xale yi ci sunu localité yi en plus alerter également lu mel ne autorités yi ñi nekk ci gox yi mooy les autorités administratives et territoriales. ñooñu nga xam ne ay hommes de médias lañu nekkat dinañ def seen képp lay kàttan ba lépp li ñu leen sas ñu mën a atteindre objectif yi. te aussi ñoom ñi koy def ñàkk xam moo waral lu bare dañoo yaakaar ni diine bi moo ko sant ndax dañuy naan ku ñu defalul aada boobu yow seetoo seetloo boo toggee sax say goro du ñu lekk yow yenn ndaje yi nga xam ne jigéen ñi dañ fay daje yow amoo ci parole donc xam nga loolu aussi stigmatisation la. gannaaw seen tàggatu bi di jeex am na nag benn plan boo xam ne taxawal nañu ko ngir fexe ba képp koo xam ne war na cee dugal loxoom mu def ko.
ci ni mu gën a jaadoo. Mamadou Diop jaajëf bu fekkente ni coowal xarfalum njagamaar yi mi ngi lëmbi réew mi beneen coow tam mi ngi ci biir Sénégal ca mooy coowal diggante groupe Excaf Télécom ak ñii di waa Star Times di ay chinois yi ñëw ci biir Sénégal bëgg fee doxal mbirum télévision numérique lu ni mel CNRA mi yore joyanteeg jubbanti wàllum télécommunication nee na dëgg la Excaf ci boppam moo yor doxalin gi ci mbirum télévision numérique bu fekkente ni Star Times dañoo bëgg a dugal seen liggéey ci biir réew mi nañu méngoog sart wi Sénégal teg ci wàllu guni mel ñu waat nañ tam ci contrat bi nga xam te ni bi Ligue Pro doon ko signé ak kuréel googu nga xam mooy chinois yi reportage soxna Penda Badji. ginnaaw ab plainte bu groupe Excaf Télécom jébbaloon kii di njiital CNRA moom njiit bile indi na ci ay tontu diggante Excaf Télécom Star Times ak ñii di waa Ligue sénégalaise de football moom président Babacar Diagne jàpp ni ligue bi mën na continuer partenariat waaye nag Star Times dafa war a fexe ba nekk en règle ak loi yi ñuy xaarandi ci audiovisuel sénégalaise. ci li nga xam ne mooy àllikala ji ñu koy waxee mooy maanaam lii nga xam ne moo nekk ci diggante Star Times ak ligue de football ba Excaf porte plainte nañu dañu bëgg ñu wax ne contrat bi dafa nul wax ñu aussi nañu fexe ba xotti boobu contrat te wax ne chaîne de télévision yu fi am yëpp bu ñu def publicité bu Star Times contrat bi am diggante Star Times ak ligue de football contrat la maanaam da ay jàmbur lañu ay jàmbur ñaari privé yu toog def seen contrat kooku yoonu CNRA nekku ci. Star Times ba léegi am na liggéey bu mu war a liggéey moom pour être conforme ni ñu koy waxee ci nasaraan maanaam mu méngoo la doxalinam ak suñu ay textes en vigueur. mu nekk nag ab décision bu neex lool kii di njiital ligue bile muy dellu si ci intérêt yi ñu mun a am ci seen collaboration ak Star Times. société bi ak charte yi nga xam ne mooy charte yi nga xam ne léegi moo am ci audiovisuel bi ak autorisation yi nga xam ne war nañu ko mën a am. fii ci CNRA ak fële ci ARTP loolu dinañ ci waxtaan ak ñoom pour ñu matal ko tey moom li ñu mën a jàpp mooy contrat bi nga xam ne mooy contrat bi entre Ligue sénégalaise de football professionnel ak Star Times li nga xam ne moo ca woon démb wàññiwul. ginnaaw ay kàddu yu mu yëkkati woon ci ab interview mu jàpp ni Excaf Télécom ni ñu doxalee jëf ci nit ko soxor la moom njiital ligue bi di dellu si yooyu li kàddu. fukki at a ngi nii ñu ngi def football professionnel. et que groupe Excaf mosul dugal dërëm ci développement wu football professionnel donc tey jii bu amee société boo xam ne mi ngi ciy dugal xaalis bu takku pour permettre que suñu football bi mën a jëm kanam que xale yi nga xam ne ñoo ci am xëy seen xëy boobu mën a wéy mën a law ba ñu xëy na ñu yokk ko damay yaakaar ne du war a garu Sénégal mu jóg ne na loolu contrat boobu nañ ko xotti. kon nag mun nañ jàpp ni CNRA tranché na ci conflit bi am ci diggante groupe Excaf Télécom Ligue sénégalaise de football ginnaaw ba mu signé ab accord ak waa Star Times ngir ñu diffuser seeni match tey jii ligue bi mun na nelaw ba yandoor ndax contrat am ba tey mu ngi wéyandi. jaajëf soxna Penda Badji ñëwaatoon ci mbirum Star Times mi nga xam te ni bi kon contrat ba mu seq ak ñii di waa Ligue Pro ci CNRA bu sukkandiku ci loolee kàddu Babacar Diagne daal koy jibal mooy kon Star Times amagul benn bataaxal aw këyit wu ko mën a tax doxal ab liggéeyam ci biir Sénégal rawatina lu jëm ci wàllum télévision numérique dañu toppaat mbir moom ca na mu gën a yaatoo xibaar yi wéy ca benn mbir jàpp lañ lu soxal mbirum rek célébration lu jëm ci wàllum journée bi nu jagleel njàng mi ca Ziguinchor def nan ko fa waxtaane wàllum njàng am na sax waxtaan yi doon jël doon xool xale yi seenum xarañaay tolluwaayum njàng mi ba noppee neexal nañu leen wat nañ ñoom nga xam ñooy waa département bu Oussouye ay neexal jot naa am kenn ci xale yi kàddoom jib na muy ñilang biyaay ak kàddoom la mu dénk sunu correspondant ba ci Ziguinchor. ci weeru novembre 2018 la ñu célébré lii di journée bi nga xamante ni mooy jàngum jigéen ñi journée boobu léegi gannaaw bi ñu ko célébré fii ci Sénégal Ziguinchor di capitale bu Kassa ñoom nag amaloon nañ benn cérémonie bi nga xamante ni thème bi nekkoon na espace bu wóor bi nga xamante ni moom la ñu jagleel jàngum jigéen ñi bi mooy ñaareelu yoon bi nga xamante ni kii di marraine bi dugal na loxoom ci activité développement bu inspection de l'éducation ak formation bu département d'Oussouye foofu lay jot na faa récompensé 250 xale yi jigéen yi nga xamante ni ñoo gën a xarañ ci mbirum jàng foofu ci département wu Oussouye boole ci niveau d'études yi yépp la li ko dalee CI ba terminal ci kaw slogan
je suis responsable, je parraine une fille. te di leen xamal ni ki lu ñu mën dinañ ko ci def ci wàllum éducation xale yu jigéen ñi moom ñoom aussi seen yaayu xale yu jigéen yooyu le dinañ leen ñaax ndax ñi dem fekki leen surtout responsable genre pour ñu mën leen woon yoon bu ñu war a jaar pour ñu mën a gagner combat bi nga xamante ne mooy xale yi mooy seen xale yu jigéen yi réussir ci jàng bi parce que xale yi balaa muy réussir ci jàngam foog nga won ko yoon bi nga xamante ne yoon boobu la war a aw pour réussir ci jàngam. marraine boobu lay autorité académique yu bëri jot nañ ko accompagner ci initiative bu rafet boobu lay. boo seetloo ñun ñi nga xam ne région yu gën a bëri ëmb teer ci Sénégal ci la ñu bokk muy Kolda Ziguinchor ak Sédhiou moo tax daal dañu bëgg mariage précoce aussi luy gàllankoor jàngum jigéen la même ci école yi xale jigéen yi duñ fa nekk à l'aise parce que nu école bi nu ñu ko tabaxee du leen may daal ñu mën ci épanouir ñu mën a toog jàng bi nga xam ne dina dal seen xel am na waxuma nag fépp la mais lu ci bëree bëri am na yenn école moom loolu manqué na ci ñun léegi dañu am xale yi précoce ñu xool ne ay xale lañu nañ leen jàppale nañ leen dimbale ñu mën a jàng ñu mën a réussir. cérémonie boobu léegi kii di préfet bu département bu Oussouye moo ko présidé woon ci kaw ay jàngat yu baax. jaajëf jógee Ziguinchor wàccaat fi nga xam mooy ci Ndakaaru xuus jëm ca Tivaouane waajal gàmmu gi tey sunu reporter yu nekkal ca diwaanu ko Tivaouane googee dem nañ seetim quartier bu mag bu ne wooyee Kuli ca Tivaouane googule quartier bu am taarix lool Codé Ndiaye moo ñuy xamale ak boobu lépp quartier reportage. mu bokk ci quartier yi nekk fii ci Tivaouane Kuli sorewul dara ak quartier bi ñuy duppee koñ jàkka muy quartier bi nga xamante ne ni daanaka jàkka yi nekk ci Tivaouane fii lañu sampu loole di mandargaal histoire bi nga xamante ne ni dox na ci diggante quartier bile ak El Hadji Malick Sy kookee sax bokk bu baax ci li nga xamante ne ni moom moo samp diine ci gox bile. quartier bi ñu nekk mooy quartier Kuli ndax bokk na ci quartier yi nga xamante ni si ci Tivaouane booy tudd Tivaouane quartier bi ci lay maanaam ci quartier yu jiitu ci lay bokk parce que Kuli ak quartier bu ñuy wax koñ jàkk ak quartier bu ñuy wax jaalo ak quartier bu ñuy wax Fooñi ak Ndut quartier yooyu ñooy cosaanu Tivaouane bu fekkee ni quartier Kuli nag mooy quartier bi nga xamante ni si moom mooy xolu Tivaouane moom ak koñ jàkk parce que ñoo séq nitu yàlla yi nga xamante ni si ñoo nekk fii ci Tivaouane ku mel ni Seex Seydil Hadji Malick boo doon laaj ci fi mu tudd dañ naan la koñ jàkk mais koñ jàkk ak Kuli benn tali moo leen séparé boo doon laaj Serigne Babacar Sy dañu naan la Kuli wala ñu ne la koñ jàkk parce que